yàlla bi ma boole ci jotaay gi di féliciter EMAD ak son directeur muy monsieur Gaye di féliciter aussi plan international bi koy accompagner ndokkeel tamit madame le maire de Dakar boo xam ni moom mooy marraine bi mooy parent bi di wax ni sooy xool dafa am 2 lieux ñoom ñoo doon moom la ñëpp doon déglu muy état bi sax ñu bëri dañ ko weddi woon avant mais Covid 19 bi dafa indi état bi gën a amaat doole donc ñu renouer donc le sens avec benn connexion boo xam ne ak état mu am solo parce que état noonu la war a taxawee ñëpp déglu ko ñëpp accompagner mu am beneen tamit dimension de la chose mooy monde religieux bi ñoom tamit am benn taxawaay boo xam ni ñu leen doon déglu mais léegi ak déconfinement boo xam ni entre guillemets ñu ngi koy def dañu war a jàpp ni économiquement la ak socialement wante médicalement par rapport à la santé par rapport aux statistiques gis nañ ne dara changé wul au contraire xëy na sax ñu ngi gën garaaw kon day baax mu am ñeneen ñoo xam ni ñu jël relais bi moo tax ONG bu mel nii buy miser sur le communautaire sur la proximité dafay ñëw vraiment prolonger combat boobu et dafa am solo ba pare appuyer wu sur la jeunesse ay leaders des femmes et cetera et ça c'est très important moo tax message bi ñu war a porter ma profiter ci waxtaan xale yi pour ne leen war nañu mettre en avant tous les gestes barrières être dans le pragmatisme wante war nañu xóotal wax ji parce que naafeq baaxul soo nekkee wét ak sa waa kër sa biir kër yaa ngi tudd yàlla yaa ngi wax ni lii kat moom sunu boroom am na loo xam ne bëgg na ko woon humanité kon nag munoo quand il s'agit de lutter nga bëgg a fësal benn boo xam ne moom mooy ñëpp li jekk wax leneen li nga koy rusa wax wala bañ ko wax donc ñaar yi dañu war a ànd gis nañu réew yu mag comme ay États-Unis seen président dem na ba ñaan ñëpp nañu julli ñëpp nañu ñaan yàlla kon am na loo xam dañ ko war a boole pour xale yi ñëpp xam ni lii kat waratul am wala am na noo xam ne moom lañ doon doxee ci biir àdduna ak réew mi war nañu xoolaat suñu bopp comme ça ëllëg su dee réglé nañu problème bi xëy na tamit comportement yi taxoon lii am xëy na du feeñaat. di sant yàlla bu baax ci lim ma dal parce que mënu ma woon bañ a dal yàlla tamit di ko sant ci lim ma inspiré ma jot a wax ak suma concitoyens yi pour wax leen ni mën na dal ku ne bëggoon participer tamit ci message bi sensibiliser pour ñu xam ni du yëfu tubaab du yëfu bitim réew du yëfu ñëpp la mën a dal donc di sant bu baax yaa ngi wax sànq stigmatisation bi dëgg la ni am na bàyyi xel rek sunu mbokk yi ñu bañ a stigmatiser trop nag ku nekk moytu ñun ñi mu daloon ñu ngi gën moytu mais jarul quand même ñuy stigmatiser na am distance mais ennemi bi du l'autre ennemi bi mooy Covid bi moom la ñu war a xeex et puis ku nekk rek su protégé woo war nañ ko mën a accepter lépp fonctionner. ci diggu lépp ci àddina bi jigéen bi mooy yaay mooy jàngale mooy yar moo nekk ci kër gi jigéen mooy téye kër kon jigéen bu téye kër mun na téye sax dëkk bi yëpp ndax yëpp lépp lu ñuy def rek ci sa yaay sa soxna ñoom ngay toog waxtaanal moo tax ma kontaan ci lii EMAD daf tey jël ay jeunes filles nii ay jànq ay jongama ay njegemaar comme on dit pour ñu dem di wax ak nit ñi di leen di wax ne jàngoro bi war nañ ko moytu di leen di wax ne ñun am nañu cër ci réew mi te dañ ko war a doxal dañu war a taxaw suñu taxawaay ci biir société bi kon loolu ñuy def noonu dama leen ci encourager te dama ci kontaan ndax lii mooy tax nit ñi yeewu xam lan mooy seeni droit ak lan lañu war a def loolu bu ko nit ñi dugalee ci seen xel di ko jëfee yaakaar naa ne li ñu bëgg danañ ko jot te pandémie bii nag feebar bi ñuy wax Covid 19 il faut ñëpp taxaw ci il faut ñëpp wax ci te jigéen ñi ñoo ci ëpp
rôle bu ñu war a jouer ndax ni ma ko waxee rek ñoom ñooy yar ñoo nekk ci kër yi kon maa ngi remercier bu baax vraiment EMAD bi nga xamee ne xalaat nañ loolu ba jël ay xale yu jigéen teg leen ñoom ñu jiitu ci combat bi ñuy combattre pour Covid-19. waaw xam nga suñ ko soo ko laajee woon ni ju tubaab dinaa la ko gën a faram-fàcceel mais xaju fi xam nga dafa discours Racine Senghor ngi nii jàngalekat la boo ko buggee jàngat da nga koy tasaare su fekkee ne li jëm ci économie bi la ñu ne nit ñi amuñu lu ñuy dunde lenn la su ñu nee xale dafa dañu war a jàngi lenn la su ñu nee fi ñuy jullee wala fa ñuy ñaanee leneen la bu ñu nee jumtuwaay yi mel ni dem beeg dikk bi leneen la lenn lu ci nekk li nga koy àtte bokkul ak moromam dama wax ne ñun jàpp nañ ci Dakar bu dee ci wàllu jullikaay yi jàkk yi la taxoon ñu tëj jàkk yi jógewu fii dafa yokk kon bañ koy tëj nañu waxoon ne dafa am feebar bu fi dikk ñu ne fii ci Ndakaaru feebar bi yokku na waaw kon lu tax ñu ubbi jàkk yi ñun bu fekkee ne dañu ne luuma yi dañ ko war a ubbi nga dawal sa xel parce que luuma yi boo génnee yéen xam leen luy luuma soo génnee Dakar kay jaay Dakar denc ko kay jaay buy kay jaay ginaaram ci biir kër mi alxemes bu nekk dañu takk seen fas dem jaay ko am na ñu dundee kon mun nañu comprendre ne boo nee luuma yi nañ ko ubbi ca Linguère nga ne altine talaata àllarba alxemes ñu nangu ko su nekk da nga ne magasin ci Dakar mais yéen yaru Dakar mais bi fi score amee yéen ñëpp xam nga ne bu 6 heures boo demee score mu tëj am déet boo demee score mu tëj Auchan moo fi andi di ubbeeku lu li am alors kon war nañu mën a wax ne marché yi waxtu sàng mu tëj mais dafa am loo xam ne suñ ko bàyyee mu dem te waxuñu ko loraange gi gis nga mbas mi ngay dégg xam nga olof yi lañ daan wax su la nit waxee ne mbas maa ngi ñëw nga ne ko dañ ko xaar ba xam kan la yàllay rey ñun bi ñu nekkee xal loolu la gaañ nga wax moo ñu dal def leen lu leen neex boo liggéey kenn du ci mucc olof yi dañuy wax ne buñ la nee mbas maa ngi ñëw nee nañu xaar mu ñëw ba xam kan la yàllay rey te loolu bi ñu nekkee xal lañ koy dégg dafa mel ni foofu la ñu toll kon dañuy ñaan ñi nga xam ne ñoo yor kër yi yor seeni doom nga baal ma sama dellu si jàkk yi waaye ñu doon wax nañu ubbi jàkk yi léegi ñu ngi naan mënuñu ko ubbi non dem leen seet rek lii leen journaux tey ñu doon wax nañu ubbi jàkk yëpp ku nekk yaa ngi naan non pareeguma damay uti ay bunta damay uti ay ñoo ko doon wax bi ci des ñoom laay wax génnal ma lii Sénégal ñoo daan wax ne bala maa ko màkk bu màkk waree laay woor ñoo ko daan wax su màkk waree laay wori waaye léegi màkk tëj jàkkam yoo ngay julli xanaa kon dañuy yàpp non xale yi di ngeen di yónni seen xel li ma wax yéen ma ko gën a xam fii la gars yi daan nekk naan bu man du ma si bu màkk waree ma woor su waree ma wori waaye léegi màkk tëj na seen i jàkk lu tax defuñu ni ñoom da ngeen di yónni seen xel ñu wax ak Sénégal yi moomuñu ñu. cérémonie bi nag dafa am lu ci laxasu gis nga plan international lii xew ci réew mi muy Covid bi moo tax ñu wàññeeku ànd ak EMAD pour ànd ak xale yu jigéen ñi dem ci gox-goxaan yi dimbali leen wax leen nañu war a taxawee te wax naa ko sànq dafa am solo ñu wax xale yi ne donte dañu wax ne feebar bi du leen faagaagal yéen mun ngeen koo boot wala ngeen yenu ko wala ngeen bokk ko dugal seen biir kër kon ñii taxaw fii loolu mooy seen liggéey wante plan international bi li ko gën a tax a jóg mooy aar xale yu jigéen yi ñi nga xam ne ci dëkk yi ñu nekk ñu ngi leen di néewal doole di leen may sëy te seen at matewu ko wala boog di leen néewal doole yooyu yëpp wala di leen atte ñàkk bu séddoo jotee duñ leen ci boole bu waxtaan jotee duñ leen ci boole te damay wax toujours nag ne képp ku fi xeeb jigéen boo demee ba sa bureau bu la seefee lu mu la sant nga def ko déet man li may wax lu dama dafa ay firnde dama dem benn cérémonie yàgg na boobu sama yaay ngi dund benn waaye mu ne jigéen ñi jóg leen chaise yi jox góor ñi ma ne sama yaay na fa ma toog du fa jóg na sa yaay jóg am déet nañu bàyyi yooyu teguñu ko fenn jigéen ñi dañu am cër ci réew mi mate ko mais Soham Wardini ngi ni exemple la Soham Wardini mi ngi ni exemple la jigéen la maire Dakar la
mais li mu fi def bi mu fi toogee ba léegi dama jàpp ne ni mu yëgee di ko dundee loolu rek war naa tax jigéen ju nekk ñu jox la cër. kon plan international lii ñuy def jëmale ko jigéen ñi man dama ciy jàpp dama amoon programme ak ñoom sax lii moo taxoon mu jóge fi doxaluñ ko yéen tam ñu ngi leen di gërëm parce que dañoo wax communication dama ne rajo yeeg télévision ak réseau yi li ngeen ci mën kenn mënu ko ci li nga may laaj mu di ko wax soo leen amuloon kenn du ma dégg non xam nga man ñi am xel laay waxal. rajo yeeg télévision yi bu fa amul woon lii daj réew mi kon dama wax ne ndimbal lu ñuy dimbale nit ñi rajo yeeg télévision yi war nañ cee bokk ndax lu ñuy sant nit ñi def ko lu ñuy tere ñu bàyyi ko voilà. waaw li ma bëgg leeral d'abord mooy ne du tey la ñuy soog a tàmbali ba mbir mi duggee Sénégal le plan international dugal loxoom EMAD dugal loxoom. parce que plan ak EMAD depuis 2012 ñu ngi ànd di xeex tuberculose à travers le Sénégal EMAD am na moom rek 2000 relais communautaires ba mbir mi amee la ñu oo chargé projet yi ñu ne wax leen relais communautaires yi ñoom ñëpp nañ mobiliser wu autour de cette question donc ñu ngi ci mais le chef de l'État a lancé un appel mu ne il faut que communauté yi dugg ci xeex bi parce que docteurs yi ñooy faj. wante foog ñu fagaru te communauté yi ñoo ko mën def ci la ñu waxtaan ak plan international ñu teg en place benn plan de riposte communautaire ñu ciblé 60 quartiers ci Dakar 60 quartiers yooyu seen mandarga mooy yii ay village la ñuy nekk ci biir ville bi yu mel ni Ngor Wakaam Yoff ak Penc Lébu yi yii ay quartiers yi nekk ci périphérie bi la te seen doole bëriwul. dañ leen di fàtte souvent ndax soo duggee biir Dakar Plateau da nga gis immeuble yi mais diggante immeuble yi des fois nga gis fa ay quartiers nga xamante ne soxla nañu ku leen jàppale. ñu tànn ñooñu ñu ne naka la ñuy def li am solo ci xeex bi ñun ñu gis ko mooy foog ñu joxe information bu baax quartier bu nekk dinañ la tànnal fukki leader. juróomi mag ak juróomi xale ñu yóbbu leen formation ci feebar bi ñu xam lan mooy Covid-19 parce que balaa ngay mucc ci mbir da nga koy xam ce qui fait 600 leaders communautaires qui seront formés et qui vont descendre sur le terrain pour faire quel travail? Sensibiliser chaque groupe de leaders 75 ménages par quartier. Ça va nous faire 4500 ménages qui seront sensibilisés sur le Covid. Et au moment de la sensibilisation, on les donne les outils yi ñu soxla pour mën fegu outils yi mooy lan raxas loxo la ñu wax ay lave-mains la ñu leen di jox raxas loxo la ñu wax ay saabu la ñu leen di jox protection la ñu wax ay masque la ñu leen di jox donc ñu xalaat ne liggéey boobu suñ ko defee mais am na benn cible bu nekk ci biir cible bi mooy ndaw ñi ak jigéen ñi ndax situation bi madame le maire wax na ko sànq dañu tëj ménage yi seen biir kër tëj boobu ñu leen tëj nekk situation di stress ba nga xamante ne mën nañ ci faagaagal jigéen ñi mën nañ ci faagaagal ndaw ñi donc ñooñu loolu dimension boobu dañ koy jël ci biir xeex bi moo tax bu ñuy former les groupes de 10 ñu ne juróom yi dañu nekk ay ndaw loolu mooy liggéey bi nga xamante ne moom la ñu bëgg a def plus maintenant tout ce qu'il y aura comme caravane communautaire qu'on va déployer on en a prévu 9 plus tout ce qu'il y aura comme sensibilisation qu'on va faire comme jataay bu mel nii foog mu am ci penc yi en respectant la distanciation parce que tey ku déglu li fi génn ci xam-xam li fi déglu ci message nga xam ne jataay bii kat dina am lu muy faj ci jàngoro bi nga xamante ne moom la ñuy xeex te ni ko Guirassy waxee xeex bi tey la jëlee fi feebar bi mais après Covid bi ci ban situation la ñu nekk loolu commencé nañ ci xalaat te incha allah dinañ ci dugal suñu loxo na mu waree. Dans une situation de danger, il faut éviter cela. Il faut sauver des vies et c'est ce que EMAD fait. EMAD a l'avantage de mener aujourd'hui une action de proximité qui est dans la suite logique de ce qu'il fait, c'est déjà de ce qu'il sait bien faire. Et si nous travaillons avec EMAD, c'est également parce que EMAD est sensible à la situation des jeunes. Comme l'a rappelé tout à l'heure, Plan International a mené une analyse des besoins par rapport à Covid-19. Et ça nous a montré que les jeunes, les filles et les garçons, les hommes et les femmes sont tous touchés par le Covid.
mais elles ne sont pas touchées de la même façon. Nous avons noté déjà qu'il y a une augmentation sérieuse des situations de violence basées sur le genre qui affectent les filles et les femmes. Et cela a besoin d'une intervention rapide. Comment mettre en place des mécanismes d'alerte qui sont adaptés au contexte actuel, où les gens sont confinés avec la promiscuité, le mode d'habitat que nous connaissons, c'est une situation de danger. Et ce que EMAD fait, il faut le louer, il faut le féliciter, il faut l'encourager. Nous en appelons aux autres partenaires pour accompagner les actions des organisations locales qui sont vraiment champions sur le terrain, en train de mener des actions de proximité et qui vont nous permettre de gagner ce combat. C'est un combat sans merci que nous devons mener et je vous dis que nous allons gagner ce combat.